salaamaaleykum chers auditeurs de Enquête 221 dal leen jàmm tey ñu ngi fii ci diwaanu Kaolack foo leen boo leen ma gisee fi ma taxaw nii ngeen xam ne maa ngi ci aérodrome bu Kaolack ñu leen nar a defal nag benn enquête exclusive parce que ñëpp xam nañu ne benn la ci projet phare yi nga xamante ne nii ñoo ngi koy amal fii ci diwaanu Kaolack mais problème bi ci am mooy population bi bëri na ci ñoo xamante ne nii ci yaatal gi nga xam ne mooy objectif u état bu Sénégal yaatal aérodrome bu Kaolack dañ leen a mujjee yëkkati ñoom population bi boo leen xoolee ci sama gauche gis ngeen ne espace bi yëpp ay kër fi nekkoon ñoom ñëpp dañ leen mujjee yëkkati génnee leen fii yóbbu leen feneen il faut que nag ñu jéem a enquête fii nga xamante ne nii mooy ci daanu Kaolack ñi nga xamante ne nii yëkkati nañu leen fii nga xam ne foofu la ñu dëkkoon fan la ñu nekk actuellement population bi tamit naka la ñu gisee projet bii di yaatal aérodrome bu Kaolack dundalaat ko ba nga xamante ne ni Kaolack dina amaat beneen xaar kanam loolu yëpp moo ñu fi indi tey fii ci biir Kaolack enquête 221 enquête exclusive ci aérodrome bu Kaolack dinañ xam projet bi fi mu tàmbalee fan la yemagum ndaxte gis nañu ne commencé nañu li nga xam ne moo di liggéey bi lépp bu leen ci bëggee xam lu wér te wóor taaxirlu leen ñu dem ci biir continuer enquête bi sama gars yi ñu dem. gis ngeen chers internautes liggéey bi tàmbali na mur bi ngeen di gis ni moom moo séparé actuellement ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy population bi ak aérodrome bu Kaolack gis ngeen ne espace bi ngeen di seen nii yëpp ay kër fi nekkoon ñoom ñëpp nag dañ leen a yëkkati ñii nee nañu dañoo tasaaroo ci dëkk bi c'est-à-dire yóbbuwuñ leen rek ci benn bërëb boo xam ne ñoom ñëpp fa la ñuy nekk waaye dañ leen a yëkkati ñu tasaaroo dem ci seen i mbokk wala bokk ku mën a luwe ku mën a dem feneen am aussi nga dem feneen fi mu toll nii nag li fi am ba des mooy liggéey bi tàmbali na loolu mooy constat bu njëkk bi ñi nga xam ne yëkkati nañu leen wuti nañu fa ñu dëkk maintenant dañuy jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi desagum ñu xool ñoom naka la ñu gisee yëkkati gi ñu yëkkati seen i dëkkandoor ndax dëkkandoor bu yàgg tam am na solo waaye tamit projet bi est-ce que intéressant na ci ñoom waaw wala déet. waaw mën naa lépp culture bi wala xam naa ne daal suma dëkkandoor yi métti na daal mun naa koo wax. ndaxte ku ma ko defoon ma xam ne neexuma kër dafa métti kër kenn ku ne xam na ne kër dafa métti ngay kër yi ba am sa sagari kër goo dugg ak sa njaboot ñu xëy génne la toj ko métti na. bés boobu nu mu demee woon mën nga ñu ko fàttali man ba léegi génn ma suma kër nag xale yee seetaane waaye mënuma koo seet de seetuma waaye maa ngi dégg yuuxu yi. ñu jooy waaw kuñ ci génne maa ngi dégg nag suma yuuxu yi ndax maa ngi toog fii ci suma kër di dégg. waaye dewuma seetaanewuma ndax loolu mën ma koo seetaan day mel ni dangay ñaawal borom. ñu jël leen ni loolu naqari na. métti na ma trop loolu la de man de loolu laa ci xam. yow amoo ci yow ñaar wala ñett ñoo xam ne déjà xamoon nga leen ñu yëkkati leen ni dootoo leen gisati. ñii dootoo leen gisati ay buñ deewut kay nga gis leen. xamoo ci ñenn ñoo xam ne miin nga leen boo de am na ci ñu ma ci miin waaye nekkuñ fii yëpp. am na ci ñu ne ca biir Kaolack ñenn ñi xaw ma fu ñu. dañoo tasaaroo. waaw nu ñuy def buñ daane sa kër nooy def doo dem uuti foo bokk. xanaa en fait yéen lu tax laaluñu leen. loolu nag day moom mënu ma ko wax li tax laaluñ ñu xanaa dañ cee bokkul ci place biñ soxla loolu la. yéen boo leen ci bokkoon noo leen di mel. xanaa ñu def ni ñoom di yuuxu di dem daka toxu si ci yow nga jox ma néeg. yëf yi daal métti na daal. passé na métti passé. léegi loolu boo doon ñaan tey état bu Sénégal lan dimbale leen rek te yàlla tax dimbale leen rek te yàlla tax ku mu ne mu jàppale leen rek te yàlla tax. ndax ay néew di doole ñoo ci ëpp. métti kese. ñan ñoo ci ëpp. nañ leen dimbale rek kenn ku xam newu fi nañ leen jàppale kër moom xam nga ne nga defar ko ba mu taxaw ñu daane ko métti na.
amul ab jàkk bu ñu fi yëkkati. la illa jumaa ji ñu doon jullee mu ngi nii jumaa biram keroog bañ koy toj maa julli fii takkusaan suma la ma kabar xaw ma ko. jumaa ji amoon na solo ci. torop ci ñun torop man maa yore woon jumaa ji sax torop waaw torop ci waroon ngaa gis biram. biram waaw moom lañ jokkoon léegi nii. ah voilà wax ak moom mu léegi moom nee na. këram ngi nii. dem naa këram moom woo na ma nee na ñu dajee Mérina mu wax ci affaire bi. voilà léegi waa jàkka ji ñoom après nuñ def. waa jàkka ñan. waa jàkka ji gannaaw bañ daanee jàkka ji ñoom nuñ def. jumaa ji. jumaa ji waaw. xanaa jommi ni man ñun ñi fa doon daje mu métti ni ñun ñëpp na méttee borom la ñu méttee ndax moom tabax na ko fa waaye dafa mel ni ñun la ko fa defal ndax fii rek la woon boo génnoon rek yegg léegi balaa may julli damay dox ba xamatuma. kon fii yëpp amul jumaa. am day sori na wax dëgg xam naa daa jumaa ji suñ jumaa la woon de. chers internautes comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci buntu mairie bi nga xamante ne mooy mairie bu Kahone parce que autorités yi aussi faaw ñu gis leen waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moo xew ci aérodrome bi parce que am na ci population yi ñu ci bëri ñoo xam ne yëkkati nañu leen mais ñoom nee nañu dañ leen waroon a avertir surtout autorités yi nga xamante ni mooy autorité principale yi bokk na ci monsieur le maire ñun nag ñëw nañu def suñu rôle te moo di gannaaw ba ñu taataanee kaddu askan bi ñëw ci monsieur le maire pour mu joxe version ñëw nañu nag ci mairie bi fekkuñu ko fi ñi nga xam ne ñoo fi nekk aussi ñoo ngi ñuy jaabanteloo rek soo sànq ba léegi fii dem leen fële nanguwuñ ñu aussi jox numéro téléphone bi nga xam ne mooy numéro téléphone bu maire pour ñu mën a jokkoo ak moom effort yu nekk nag def nañ ko waaye luñ ci mën a tënk rek moo di nañu sukkandiku rek ci askan bi li nga xam ne mooy seen version li nga xam ne moo leen naqadi lii lañ leen indil l'essentiel dinañu gën a toppaat enquête bi jéem a fexe am coordonné maire laaj ko ca dëgg-dëgg lan mooy position ci coow li nga xamante ni moo am fii ci Kahone ci aérodrome bi nga xamante ni gis ngeen ko noonu ci image yi lu ci mënti am enquête 221 dina continuer enquête bi fexe ba jokkoo ak maire laaj ko version ñu dem. ba tey ñu ngi ci enquête bi toog fi ak kenn koo xamante ne nii kilifa la mën nañ ko wax ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy défendre population bi nga xam ne ñoo nekk ci Kahone te ñu yëkkati leen jëlee leen fa gannaaw ba ñu amee objectifu yaatal bërëb bi nga xamante ne nii mooy aérodrome bi léegi nag moom dina ñëwaat ci histoire bi ni mu fa demee bañ leen di yëkkati situation bi ni mu demee ak tamit procédure bi fi mu toll nii loolu yëpp bëgg nañ ci waxtaan ak moom. ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu yaatal mbokk mi tur bi naka la. man maa ngi tudd Alpha Diop. Alpha ban cër nga am ci ñi taxawu askan bi foofu. bon man ci collectif bi laa bokk je suis le trésorier collectif bi ñi ko sos ci laa bokk parce que foofu pratiquement man maa fa njëkk a dëkk donc dëkk naa fa 16 ans fukki at ak juróom-benn. kon donc foofu daanaka bu njëkk compté yaakaar naa man lay njëkk a compté ci ñi fa njëkk a dëkk kon donc situation bi lu fu bëri dund naa ko te am na lu ma ci xam daal. problème foncier au Sénégal bari na mais bu Kahone bi wala boog bu aérodrome bu Kaolack dafa spécial. waaw mos naa ko wax ci benn site internet ma ne leen investigation ñiy yëngu ci wàllu suuf. ci Sénégal ñëpp war nañoo ñëw Kaolack Kahone extension ñu xool la fa xew musul xew ci Sénégal bi Sénégal amee ba léegi ci wàllu suuf daanañ dégg nag ay toj Kaolack mu ngi soog am toj mais toj bi dafa nekk toj bu spécial boo xam ne bokkut ak benn ci Sénégal depuis Sénégal sosu ba léegi mooy que dañ fa nekk ak suñu famille ñi dëkk fa 16 ans ñi dëkk fa 10 ans ñoo am aussi ay kër yu ñu war a am. kii ñu waram mooy nga am acte administratif boo xam ne mairie moo la koy jox te mairie démembrement de l'état la donc nga dem cadastre ñu jox la plan de délimitation nga dem wuti autorisation de construire signé par le préfet am na autorisation am na préfet dañ see def seen tour benn am na ci yoo xam ne yor naa ko préfet Baye Oumy Gueye il paraît que moo nekk Thiès je sais pas am na préfet Fodé Fall ñoom ñëpp dañoo signé autorisation de construire ñu am ay attestation de bail
donc ñun lu ñu mën a comprendre mooy nooy waxee ni fii domaine de l'état la ba pare ñoom ñu ngi fi autorisé di ñu fa jox ay autorisation de construire kon ça veut dire que la faute c'est pas nous c'est l'état donc ñu ñëwuñ rek fàkk dëgg te foofu cadastre moo ko lotisé en 2005 te aérodrome bi Ablaye Wade ci autant dafa waxoon ne dañ koy délocaliser yóbbu ko ak Ngathie ba mu amoon waxtaan bu ci amoon ñii neewoon nañ décret génneen na ñii nee nañ décret géntoon mais jamono boobu ci lañ doon joxe plan de délimitation parce que tolloo nañ benn moment boo xam ne boo demoon cadastre dañuy wax plan de délimitation dañ ko arrêté woon. léegi nag bi waxtaan bi amee bañ déggoo ne dañ ko yóbbu à Ngathie Serigne Mbuum la ñu wax ne moom moo gagnoon marché bi parce que aérodrome bi ku xool fa mu nekk nga xam ni xaju fa woon bâtiment ba fa nekk boo ko doon valoriser bu matul 20 millions ancien bâtiment la loolu moo fa baaxoon clôture yëpp a daanu woon mu nekk à 15 mètres ak la route nationale numéro 1 kon donc foofu ñëpp jàppoon nañu xaju fa woon donc ñun bi ñu xëyee le 1er décembre dem liggéeyi 2021 le 1er décembre 2021 dem liggéeyi vers 13h lañu suñu njaboot yi woon nañu papa am nañu fi ñëw ñu la ñaan la ñu ne ay ñu sol ay tenue muy la gendarmerie la DSCOS l'armée le gouverneur le préfet ñu def une forte délégation ñëw fekk ñëpp liggéey nañ ñu indil ñu convocation te convocation bi DSCOS day ñëw ñu ne ko bindal nu borom kër gi tudd ñu ne ko Alpha Diop mun a bindal jox comme ça ñu bind joxe mooy le 1er ñu dem wuy ji DSCOS le 2 dem waxtaan ak commandant DSCOS bi mu ne moom dañ ko jox ndigal te en même temps préfet nee na nañu toog ak moom le 2 à 17h benn forum bu ñu doon def forum bi ñu ngi yóbbu ci stade Kahone bi en plein air la ñu fa yóbbu ñu toog ak moom waxtaan ak moom ak service technique yëpp ñëw ñu waxtaan ak moom mu nañu daal sans délai sommation bi ñu jox mu ngi sama poche bu ñu paree naan ko ñu ne ko mais sans délai mais mun na nekk tey mu nekk su mu nekk grand jour mu ne en tout cas daal dañ ko yónni te liñ ko yónni sans délai ñun ñu waxoon ne ko loolu mënut a nekk li ñu tënk mooy après dina revenir à gouverneur comme gouverneur moo ko yónni bu demee naka rendre compte pour ñu war a toogaat boobu lañ njëkk a toog ak ñoom le 2 boobu lañ mus a toog ak ñoom ñu dem le 6h du matin ñu fëgg suñu buntu kër yi SDE Sen'Eau ak Senelec ñu leen lu xew ñu ne dañ leen yónni pour ñu dagg seen ndox dagg seen courant ñu ne mais loolu mënut a nekk parce que ñun démb bi ñu mujjee waxtaan ak préfet daf ñu wax ne nañu revenir mais comme préfet moom ndaw la bu ñu yónnoon parce que préfet dafa am ku ko yilif donc bi peut-être bi mu ko rendre compte ñoom fekkoon na ñu préparé li ñu préparé ba pare mais nag ñun li si gën a métti mooy manière bi ñu ko defee woon maanaam geste bi ci ñaari fan ñi fa dëkk fukki at ak juróom-benn te boo xoolee ñun fi ñu dëkk ak route nationale bi jërëjëf foofu mënoo fa tabax di nëbbatu foofu mënoo fa tabax guddi ñi fa tabax ñëpp dañu am ay papiers yu légal lañ am donc noonu la demee ñu indi fa la gendarmerie ñëw commencé daaneel. kañ lañ daaneel parce que yaa ngi jóge nga le 2 ñëw le 3 ban jour lañ daaneel. le 3 lañ daaneel. ah bon waaw. kon procédure bi 3 jours la. procédure bi c'est juste 48 heures le premier ñoom lañ fa ñëw à 13h le 2 ñu dajeek préfet le 3 ñu commencé daaneel. le 3 bi nu mu demee nan la demee. bon le 3 bi ñëw nañ dagg suñ dox dagg suñ courant commencé daaneel ci ginnaaw di ñëw donc ñu daaneel le 3 le 4 après peut-être biru am ñu dégg ñu ne arrêté waat nañ ba le 10 bon boo fekk ne ñun ñu fa nekkoon ñu ngi jot doon daaneel jël nañ seen bagage mais kuñ dagg sa ndox seen dagg sa courant mais nag nga mën a vivre foofu ci biir kër ga mais mun dafa dund. délogé wuñu leen yóbbu leen fenn dañ leen a daaneel nii rek waxuñ leen. déggoo li ma la wax dama ne la gisuñu sax benn autorité de l'État boog li gën a ñaaw
benn autorité de l'État gisu ko te nee naa leen daral bi nga xam ne daral ko woon adduna bi ñëpp xam nañ ko Afrique bokk bi ñeeni toxal xar yi ñi nga xam ne nekkuñu ay doomu aadama xar ay mala lañ bi ñuy toxal daral bi dañ leen defal daral bu baax def ci toilette def ci lumière def ci lépp ba pare soog leen faa yóbbu mais ñun ñi nga xam ne ay nit lañ 162 victimes te ci biir 162 yi ku si nekk am na lu mat 10 di peut enfants yoo xam ne ñu ngi dund ci biir kër loolu boo ko multiplié ñaata la ak bu ñu jegee président daal fan yi di wax jeunes yi mais ñun ñoo gën a sonn fi ñu toll nii mais ñun ni ñu def ñun dañoo maanaam toroxal dañoo humilier mel ni ñun bokkuñ Sénégal. non attends faaw ñu taxaw ci le 3 bi ñëw nañ di daaneel kenn prévoirul dem fenn maanaam amuloo kër goo jëm état bi prévoirul ne fii ngeen jëm yow it avertiroo say mbokk ne fii ngeen jëm nun daal la ñu jékki-jékkee daaneel ku nekk xam foo jëm. wuti foo jëm. sama waa ji enquête 221 li ma lay wax mooy le premier lañ jot convocation à la DSCOS te gouverneur moo fu ñëwal boppam ak autorités yi mu àndal ak service technique yi te ñun gisuñu ko. le 2 mu convoqué ñu forum boole ñoo préfet le 3 ñu ñëw dagg siñ ndox à 6 heures du matin dagg siñ courant commencé daaneel keneen ku la wax lu dul lii lim la wax amul c'est comme ça que ça se passe moo tax ma ne loolu musul am ci Sénégal te xanaa lu mu bon ñoo xam ne dañoo dëkk ci non-loti sax boo fa dëkkee xanaa ba ñu laa yëkkati mais maintenant procédure ba ñu ne état bu soxlaa mun na jël mais bu soxlaa am na procédure loi bi lu mu prévoir mais bala ngaa jël peut-être di nga ñëw waxtaan ak nit ñi indemniser leen wutal leen fu nekk ba pare yàlla am des choses mais comme c'est que ñun ay nit nekkuñ fa am na ñoo xam ne ñu nekk condition yoo xam ne buñ la ko waxee nga ne non non saram day daw parce que ñaari fan nga ñëw toj kër nit ki dagg ndoxam dagg courant déjà seen rek li mu def donc waru ko def parce que dañoo signé ñoom ay contrat seen heure lañ def waruñ ko def am na si ñun kenn ko xam ne bi ñu bëggee dagg ndoxam dafa ne man sama ndox doon ko dagg parce que man contrat moo ñu boole te contrat bi ñu boole mooy ci tàqale bi coow lu bëree waa ji ña ko wax nga dëgg waa ji soog a bind kayit jox ko moom ndoxam def na fa une semaine yoo xam ne kenn ñema ko dagg waaw parce que non même ñun sax xam nañ suñ droit mais dañoo bañ a xëccoo donc te dañuy dégg souvent le président de la République di wax ne lépp lu ñuy def dañ ko def ci dal ak tey ak respect moo tax ñu def ko ci dal ak tey ak respect mais mënoon nañu def leneen parce que ñu ngi dëkk à 0 mètre ak route nationale RN1 bi te foofu fa lépp di jaar mais xeexuñu xulóoñu tojuñu yàquñu moo tax man la c'est jamais vu li xew Kaolack kaw na extension mu ngi soog a am. ñëwaatal ci victimes yi ñaata victime la. 162 familles. ci ñaata hectares. bon kër gu nekk 300 mètres carrés donc mu multiplié par 162 te ci biir loolu am na ci ñoo xam ne état lañ liggéeyal ba dem retraite te dañoo defoon pré-banque ay inspecteur de police ay colonel des armées am na sax ay tur autorité yu mag yoo xam ne sax bu ma tudd seen tur yoo xam ne dañoo liggéeyal état ba dem retraite y avait des magistrats même yu fa am parce que foofu dañ ne 5 lotissement lu concerné domaine de l'ASECNA donc kawoon extension rek lañ ci laalagum te autant Abdoulaye Wade dañoo xooloon ñu ne bu fekkee aéroport day laal les 5 lotissements day départ ci stade Kaolack bi lay départ jëm ni ñu ne noonu loolu solution parce que Abdoulaye Wade moom nit xel la mu ne lii buñ ko def fi parce que li ñu lor moo ëpp nañ ko jël yóbbu ko ak ngàcc gars yi dem wut surface bi ba sëriñ boobu lañ jógoon ne moo koy marché bi mais ñu dem ba au dernier moment li am. mais sëriñ boobu ba léegi déggoo leen ko moom. bon sëriñ boobu dégguñ ko ñun daal liñ ci am mooy keroog préfet bi ñu toogee waxtaan ak moom forum bi dafa ne fii dañ ko boo def aéroport boo xam ne en cas d'intervention avion yi naaw dem ñëw def li ñuy def ça veut dire que loolu am na lu muy signifier mais ñoom comme def nañ li ñuy def te nguur ke mënut a xeex ak moom
kenn mu tax ak moom nguur bu ñëwee dal si kaw nga gaañu boo dalee si kaw mu gaañu. yan conséquences ngeen gisagum parce que nee nañu am na ci ñoo xam ne seen i doom waroon nañoo jàng ci milieu scolaire bi mais niñ leen génnee donc xale yi amatuñu fu ñu jëm wala boog dañoo amoon sax problème mu orientation ci yeneen i école ak yan conséquences lañ nga ñu mën a limal ci yi ngeen xamagum comme que yéen a nekk ci collectif bi. non mais conséquences yi bëri na conséquences yi boo xoolee 90% xale bi jànguwuñ parce que bu fekkente ni tey da nga dëkkoon Kahone ñuy ñëw à l'espace de 48 heures daaneel sa kër amoo foo dem ñenn ñi dañu ne abal kër yoo xam ne dañ ko kuule amul bunt amul douche ñenn ñi dañoo abal kër yoo xam ne amagul coulage ñu jël ay bâche dal ko ci kaw léegi ñeneen ñi nga xam ni dañoo delluwaat ci seen kër famille ñii dellu Touba ñii dellu Kër Madiabel ñii dellu Ngathie mais ñooñu fa la ñu mën a jàngee mais xale mënuñoo jàng même ñun suñu xale yi nga xam ne sax ñu ngi continué waat seen jàng seen moyen ni ñu doon am mëntuñ ko am parce que bi ñu wàccee fekk fa loolu ñenn ñi naan la papa la moo tax kër gi ñu koy daaneel. seen kanamu njaboot lañ leen toroxale. waaw ñu kanamu njaboot comme ça. mbokk yi ñu fàttali xam naa ne émotion. mbokk yi ñu fàttali xam naa ne émotion bi commencé na jug mais ñu fàttali rek ne dem nañu ci mairie bi nga xamante ni mooy mairie bi Kahone parce que ñoom ñooy les premières autorités ndax ci seen suuf ci la aérodrome bi nekk waaye bi ñu fa demee jafe woon na lool pour ñu jot ki nga xamante ni mooy maire bi ak lu ci mënti xew dinañu avancer waat ci yëf yi ba xam fan bokk ci collectif bi ñuy def démarche yi ngir solution mën a am parce que normalement ku ñu yëkkati xanaa war nañ la am lu ñu teg sa loxo bokk. bon waaw xam nga ñoom biñ defee loolu ñun dañoo lancé appel son excellence monsieur le président de la pour que mbir mi mu mun see wax mais ñun li ñuy jaaxal mooy depuis loolu am ba léegi nee naa la tout à l'heure gisuñu benn koo xam ne état moo ko yónni mu ñëw dara suñ xel mbala masawuñu ñun bi loolu amee def nañ ak li ñu war a def dem nañ ci kilifa diine yi waxtaan ak ñoom waxtaan ak ñëpp ñooy waxtaan nañ ak ñi ñor waxtaanal mais li ñu wax daal mooy procédure bi ñu ngi ci defar nañ dossier yi dem na Dakar indemnisation bi la ñuy xaar mais xam nga aussi mënoo ñëw daaneel kër jàmbur moment bi ngay daaneel ci ngay def évaluation ñoom moment bi ñuy daaneel service technique yi ci lañuy def constat yi moment bi catapla bi daaneel fii gars yi service technique ñu ngi leen imposer ñu dugg ci kër yi di def évaluation. mais lu tax ñoom jiitaluñu évaluation bi avant ñuy. mais loolu moo jaaxal ñëpp parce que am nañ ci benn naataango bu demoon ci benn rajo bu mu tudd rajo bi mais comme li nga posé nii bi mu ko waxee lii wax ji gëmu ko journaliste bi gëmul ni lii war naa mën am Sénégal gëmul ni war nañu ma daal ay kër jàmbur ci ñaari fan sans comment dire indemnisation ni rien waa ji gëmu ko c'est-à-dire information bi ni mu war a jàllee da ko jàll mais li ma la wax nii noonu la demee amul lenn loo xam ne inventé nañ ko ci. léegi foo leen toll ci démarche yi yéen a ngi gisante yéen collectif bi. bon collectif bi ñu ngi nekk en bloc même bul collectif bi am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw pour soutenir ñu parce que lii képp ku ko dégg rek nga nekk jullit nga nekk sénégalais même nga ñàkk nekk Sénégal daf lay métti parce que manière bi ñu ko defee ak kër ni mu méttee te fan yi démb rek maa ngi dégg ñu wax prix ciment bi dafa commencé yéeg donc kër ni mu méttee ñu ngi ci 4 mois de location ñenn ñi nga xam ne mën nañoo fay location ñenn ñi nga xam ne dañoo amoon ñeenti jabar ba ñi ñetti jabar ñi seen jabar dañoo séparé nañ parce que ku si nekk dellu nga si kër yaay mënu am ñeenti jabar ñu daaneel si kër am na ko xam ne boutique la yoroon boutique
un jeune boo xam ne di kos am guddigam jékki-jékki daal di takk jabaram am doom bu ndaw kooku bi ñu daanee kër yi dafa dof loo ko wax ma ne non garaawul dafa perte connaissance parce que demoon na ba ñun ñu dekkoon foofu ci site boobu fa lañ daan jëndee pour bëgg moom affaire am gën a dox mais amul ñaari weer ci boutique bi gaa yi ñëw daan kër muy lu métti bu ñu xoolee kooku rek si ñaram day daw mais ba léegi amul kenn koo xam ne ñëw na ci ñun ne état moo ñu yónni te ma doon wax président de la République ne ko ñun dañoo bokk ci réew mi bokk Sénégal comme ñëpp en 2012 ñu ko defal campagne ba mu gañ man ci laa bokk bu ñëwaan hôtel de relais ñoo fa doon bokk fanaan hôtel de relais ba ma koy tooñ sax naan ko président boo paree jeget bi mën nga koy jox benn jeget bu moroom mu daan sol mën nga koy jox mu ne loolu du problème mais buñ mënee daaneel waa Mbour 4 ñi nga xam ne amuñu këyit amuñ dara ñu commencé daaneel tey gannaaw suba ñu arrêté fas yéene leen officialiser foofu noonu ba pare recevoir leen ci lu matul 4 jours ñun ñoo am ay këyit dëkk fa lu mat 16 ans mais ngelaw bu doon def nañ ñu benn sénégalais ñun kenn waru ñoon wutal audience président bi mu déggee mbir mi moo ñu waroon woo laajal ñu boppam nan la kaa bi demee ñu wax ko mais dafa mel ni ñaari Sénégal la ku mu am ndey ak ku mu amul ndey man boog na mu mën a jàppee waaw mais affaire moom métti nañu trop ba fi méttiwaay yem. métti na trop mais gis nañu ne liggéey bi ñun fa lañ jugee mais avancé wul à 100%. bon liggéey bi yéen a gisandoo yéen bi ngeen demee gis nga leen fekk y avait des détails yoo xam ne bëgguma sax xóot mais am na loo xam ne sëñ bi àq baaxul gis nga àq dafa baaxul. am na fa ñoo xam ne ay mag ñoo xam ne biñ daggee seen ndox dagg seen courant mag ñi dañoo feebaroon ñu ngi leen taal ñu ngi taal ventilo mais ñaan foofu noonu rek benn affaire la ay mag ñu feebar nekk ci kër 6 heures du matin nga dagg ndox dagg courant mag bi bëgg a dem pour jàpp amul ndox bëgg a dem ci wanag bi amul ndox xama mag mu nekk ci néeg boobu ndax kooku wàllu yàlla mbala lan la mais am na si mag ñu gars yi ñoo xam ne mais loolu moo leen rey naqaru xol boobu moo leen rey mosuñ ñoo gëm loolu ci àdduna te li gën a yéeme sëñ bi mooy loolu am fii ci Sénégal am fii ci Kaolack am fii ci Kahone 1 extension courant yi fournir Sénégal centre courant yi gën a am doole fa la nekk même pas 2 kilomètres solaire yi fa nekk même pas 2 kilomètres lu mat 5 solaire mu fa centrale solaire nga bëgg a jël loolu def ko foofu noonu dafa xaw a ñaaw. dégg naa am na benn juma sax bu ñu daaneel. juma Birame Fall mooy fi ngeen demoon juma loon en même temps internet ñun juma bi fa lañ daan julle ajuma Kahone ñëpp fa lañ daan julle man juma ji ak sama kër ma toon 300 mètres man dama daan bàyyi fii liggéey bi dem julee foofu comme ñun ñëpp fa lañ dëkk te moom moo jël xaalisam investir ko donc ñu ne dañuy préférer ñëw ci jumaa jamono na sax ba jumaa ji xat mu doon ko yokkaat ba mu desoon collage góor ak jigéen ñëpp fa daan jullee à part Grand Médine lotissement bi ñu lotisé Kahone extension amul lotissement bu ko gën a correct te loolu service technique ñoo ko lotisé boo tapé ci kii bi da nga koy gis lotissement boobu rek moo gën a correct Kahone extension moo si topp ci lotissement te loolu kenn def ko lu may les services techniques kon donc ñun ñëwuñu foofu dëkkal suñu bopp dañuy dugg ci ay conditions yu leer ñu jox ñu ay kayitu leer ñu dem fi ñu war a dem jaar fi ñu war a jaar. maire commune bi moom ban taxawaay la ci def. bon maire Kahone bi def na ci déclaration bi ñu toogee ci forum bi moo wax ne li ñu bëgg a def mënut a nekk te mënoo ñëw ci ay nit tey nga ne leen suba tey nga leen suba da ngeen génn moom maire bi moom àndul ci loolu maire bi taxoon na ci ne àndu ci def na ci aussi point de presse moom ak conseil
municipal bi wax ni loolu ànduñ ci donc man loolu laa gis yi loo xam ne def na ko comme réaction. pour ñu jeexal lan ban message ngay jàllale ci autorités yi d'abord autorités locales yi c'est-à-dire au niveau de la commune ñaar yi ko seq mooy commune Kaolack ak commune bu Kahone buñ noppee ñu soog a lancer message ci autorités yi nekk ci kaw état bi. bon waaw li ñuy lancer message ci autorités yi nekk Kaolack mel na Mon Ndiaye bi nekk président Rahma Mon Ndiaye Rahma rek lañ gis mu ñëw foofu masawuñu bokk ñun naxar bi yëkkati fa benn montant dimbalee ñu ko ne seen mbir waxtaan naa seeg président jël nag en compte mu ngi ci te daanaka à 99% mbir yi noppi na mais bu passé Mon Ndiaye Rahma gisuñu benn autorité fii ci Kaolack kii konk nag bu ñëw wax ma la ñëw mais bu ñëwoo téléphone nañu massa gis ñu ko te loolu nag daf ñëmee trop ñun ñu dëkk woon ñu ñëpp Kalo lañ jógee man mi mel na baa laa jógee ñeneen jógee Jalle ñi jóge Saam ñi jóge Con ñëpp bi Kalo lañ dëkk kon donc waru ñu mën a seetaan man même bu ma àndee njiiti réew mi président de la république ma nekk Kaolack am fi ndomba tànk lii ni dal ci sama njaboot war naa see mën a wax bu rafet mais dégguñu benn autorité comme ni ma ko laajee bu ci wax mel ni comme si que bu ñu waxee peut-être njiit réew mi daf leen mbere mbal gi non ni ko Mon Ndiaye Rahma defee wax ne waxtaan na seen njiit réew mi mu ngi ci mais na ko ñeneen def même sax bu ñu dimbalul financièrement mais ñu ñëw masawuñu dalal suñu xel loolu dafa neex ci xol mais gisoo benn autorité dama ne benn autorité boo xam ne ci état la nekk gisuñ ko dégguñu njiit réew mi kenn ku mu yónnee mais xanaa nag mais suba dina am président suba mun nañu soxla mun na dem ba peut-être nekkul sax président mais mun nañu soxla mais loolu yëpp nañ ci baax ak ñeneen ñi nekk fii ci dëkk bi mais jëf ji ku méttuwul rek nekkoo nit. collectif bi moom du bàyyi. non collectif bi mënul bàyyi parce que collectif bi nekk nañ benn donc benn collectif la ñu ngi ciy liggéey ñu ngi waxtaan mais lépp nag ci yar ak teggin defuñ violence defuñ dara xeexuñ xulóoñ saaguñ baaruñ route nationale lakkuñu tojuñu lépp dañ ko def ci maanaam conseil président de la République ne lépp lu ñuy def na ko def ci yar ak teggin donc ñun ci loolu lañ ko fekk si ba tax ñu ngi ànd ak yar ñu ngi ànd ak teg ñu ngi ànd ak muñ nag ñu ngi ànd ak muñ boo xam ne xamuñu sax lu ñuy wax mais métti na trop daal métti na trop. yow mi trésorier des fois nga jot ay cas ci ñu bokk ci collectif bi nettali la situation buñ toll mu doy waar de. non mais yooyu ñun ñoo koy gérer ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla jiital ci bopp collectif bi des fois nga jot ñoo xam ne waxuma dara mais ordonnance bu ñu jëndal seen doom 1000 francs daf leen di të ñenn ñi fi ñeen abal amul fosse ñu dem gasal leen fosse ñenn ñi fi ñeen abal am na fosse vidage jot ñu war a fay vidage mënuñu fay vidage nga dem ci benn kuñ abal kii benn néeg lu mat juróom-ñetti xale di ci fanaan ci benn néeg mais loolu sëñ bi bu fekkente ni yaram du daw mais ak li ñu fiy tudd Kaolack fii ci ay milliardaires fii ci ay autorités ay maire ay ministre mais waxuñ sax ndimbal financière mais ngi ñëw dal ci xel toog ak njiit réew mi ne ko Kaolack Kahone extension bi dimbal leen seen indemnisation yi ngeen jox leen wutal leen ay site fu ñu nekk moo gën a rafet lii parce que li ñuy defar fii mais pour lan la pour nit ñi la mais nit ñi ñu koy defaral ni ñoom dañoo gën lan ma fi waaj avion ma fi waaj mais avion yooyu ay nit ñoo ci dugg mais boo bëggee génn lu mat 162 famille ndax lii te lii mënoon nekk faneen defoo ko faneen ñëw nga imposé ñu nangu nañ xeexuñ xulawuñ nee na ngalla ñuy dugg ci ñeenti weer nawet bi di ñëw mais ñenn ñi awal foo xam ne amul dal sëñ nan la ñuy def ci biir nawet bi amuñu duus amuñu bunt am na ñoo xam ne bu sàcc duggoon foofu noonu ne leen yërëm parce que dana xam ne ñii soxlaa lu ma leen parce que ku dëkk ci kër gi amul bunt amul fenêtre amul duus bu guddee da ngay am foo làqu pour nga mën a wanag nga jël ay bâche ay toile lal ko ci kaw mais bu sàcc duggee sàcc bu am xol bu fekkoon lu jar million noonu da ko yóbbu parce que da nga xam ne ñi jaruñoo jëlal
te nag situation bu métti la ñuy dund situation bu métti am na un inspecteur de police boo xam ne ba tey mu ngi fay banque à la BICIS te bu mu demee retraite yàggul nekk fa ak njabootam ay xale yu ndaw ay xale yu tout tànk comme morom booy bi kenn liggéeyu ci dañ ko abal benn obet lañ ko abal boo xam ne ñaari néeg la ak salle sol nekk mais boo ko fekkee seram day daw suñ bagage yëpp yàqu yëpp yow booy toxu sa kër sax fitna bi ngay àndal mais ci ñaari fan ñu ñëw ne la da ngay génn mais sa bagage yi tasaaroo si vêtement boo sol da nga koy xool see doo gis écouteur man toog naa ñaari fan saate ma sama téléphone sama écouteur war naa ko caleçon bu ma sol mënu ma xam fan lekk sama bagage yi donc soog maanaam soog bi ñuy teg bu ñu fayoon ay milliards sëriñ bi mënuñoo delloo li nga xam dafa jóge ci ñun pare kenn mënuñu ko delloo mais nag lu ñuy def lu may muñ rek. lan mooy mot de la fin bi. donc mot de la fin bi mooy di leen gërëm yéen waa enquête 221 le fait que ngeen déplacé wu pour ñëw pour def solidarité donc solidarité bi mooy jàpp ci mbir mi ba nga xam ne dañ ci am gain de cause donc dinañ ci gërëm leen sant en même temps di lancer appel son excellence monsieur le président de la république madame Faye Sall que ni ñoom ay doomu Sine Saalum lañ donc Saalum fi lañ juddoo ci lañ yaroo waru ñoo mën a seetaan lii di daal ci suñ kaw donc amuñ nag ci kenn yaakaar ku may président de la république moom moo ne woon ne nañ ànd ak yar ak teggin ak dal mosu ñoo takk morceau bu xonk mosu ñoo taxaw ci kaw tali bi ndax moom ñu ngi koy déglu depuis 4 mois defuñ dara te sonn nañ ñii ñu nga fay banque ñii ñu ngi ci ay difficulté mais lépp ñu ngi koy déglu moom te man ma foree man ci ay weewu béy ne président moo jël dossier bi en mai ne dossier bi moom moo koy traité boppam te loolu man dafa ma wóor que fi ma ko foree firnde bu leer la te ci moment yi ñu defar kayit yi wax nañ sëriñ tey na leen gaaw maanaam pour ñu gaaw yóbbu kayit yi parce que président moo ne dossier yi moom moo koy gérer boppam le plus rapidement possible pour mu jeex donc man am naa information bi dañ koy ñaan ne ko lu mu gën a gaaw xeeb nañ parce que sonn nañ mar nañ xiif nañ bu amee ñu mën a fay location ay ñeent lay doon ci 162 familles ñëpp ñu ngi ci ay situation yoo xam ne kenn mënu ko wax xam nga sénégalais dafay gore di muñ ba xëy dee mais li ñuy dund ëpp naa wax nit ñi di ko dégg ñu ngi koy ñaan daal ci nu mu gën a gaawee mu dimbale ñu ci indemnisation yi dimbale ñu ci site bu ñu mën a dëkk gannaaw yàlla mooy suñu kilifa moom lañ yaakaar moom lañ àndal nañu jàppale lii bu ne woon suba nañ fay suba ñu fay parce que dégg nañu defar nañ montagne ba pare fixé nañ montagne ba léegi la moo des indemniser rek moo des te moom bu ne woon suba bu joxoon accord suba ku si nekk la nga war a am ñun la li nga war a am bu boobaa nag maire commune bi nga xam ne moo fi nekk mu wutal ñu ay site parce que ñun bëgg ñoo génn ko woon site bi bu boobaa ñu tuddee ko site les victimes de ko woon ñu bokkaat foofu dëkk dans l'ensemble donc loolu lay ñaan njiit réew mi son excellence monsieur le président de la République ñu ngi koy ñaan daal mu taxawuñu gannaaw yàlla yéen parce que kenn taxawuñu kenn ñëwul gisuñu kenn ci moom kese nag lañu am yaakaar amuñu ci keneen yaakaar ku ci moom mu déglu ko mbala képp koo xam ne jege nga ko nga déglu discours bi àggee ko njiitu réew mi nga ne ko dimbale waa Kaolack Kahone extension fi nga xam ne fa ngay def aéroport bi que ñu jot seen ndàmpaay ci nu mu gën a gaawee. merci beaucoup chers internautes lii lañ leen jëli si woon fii ci diwaanu Kaolack ñu demoon ci Kahone extension comme ni mu ko waxee donc problème foncier boobu moo fa am nañu yaakaar na nag solution dina am nañ ci yaakaar bu baax comme ni mu ko waxee ñu ñaan nag autorités yi nga xam ne ñoo nekk Kaolack ak sax yeneen autorités yi nga xam ne seen xol tooy na ci histoire bi ñu dégg ñu def ci seen kéemtalaay kattan ba solution mën a am ci problème bi nga xam ne am na ci Kahone extension mbokk yi ni lay demee toujours enquête 221 dossier sur dossier ñëw nañ fii ci Kaolack mais yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci aussi yenn situation wala ngeen nekk sax ci cas social wala ngeen am problème foncier numéro yi di lang ci suuf mën ngeen koo composé bu ko defee dinañ ñëw ci yéen waxtaan ak yéen ngir solution mën a am ci seeni problème ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Mame Khalifa woon
ak di jaajëfal suñu caméraman bi aussi Mortala tey moo ne ci terrain bi di jaajëfal suñu mbokk internautes yëpp jërë ngeen jëf ba beneen.